aussi, ça va régler le problème, le bracelet électronique. Et ça aussi, ce n'est pas des chimères, ce n'est pas du rêve, on ne parle pas du futur, c'est déjà installé. C'est déjà effectif. Il y a des députés, je voudrais en profiter pour les remercier, qui étaient là lorsqu'on lançait le bracelet électronique, avec notamment le centre de surveillance électronique, qui est le premier centre de surveillance électronique d'Afrique de l'Ouest, et le deuxième en Afrique, où on va permettre maintenant à des citoyens sénégalais, si on est en matière d'instruction, de rester sous instruction, mais de ne pas aller en prison. Parce qu'on va leur mettre le bracelet électronique. S'ils font l'objet de condamnation pour certaines infractions et certaines condamnations, ils sont éligibles au bracelet électronique. Et on pourra leur mettre le bracelet électronique. Ils vont rester chez eux, vaquer à leurs besoins, pouvoir travailler et rester avec leur famille. Le bracelet électronique, c'est ça qui va le permettre. Et ça, c'est du moderne. Donc quand on dit modernisation, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des mots creux. La modernisation de la Suisse, c'est une réalité au Sénégal. 1000 bracelets électroniques. On va en acquérir encore 1000. Après expérimentation, on va voir. Mais je vous rassure, toutes les infractions ne sont pas éligibles au bracelet électronique. C'est bien encadré dans la loi. Je n'ai pas le temps, c'est pour ça que je ne peux pas revenir dans les détails. Mais je vous dirai juste quelque chose. Les cas de détournement de deniers publics ne sont pas concernés. Ce n'est pas parce qu'on a détourné des deniers publics qu'on est... Sauf si on rembourse l'intégralité des montants qui sont en question. Là, on peut être éligible au bracelet électronique. Donc le bracelet électronique ne concernera pas certaines infractions, comme le viol ou certains types d'infractions graves. Mais ça permettra une mesure pour gérer l'instruction, que l'individu soit à la disposition de la justice, parce que vous l'avez tout à l'heure rappelé, honorable Birame Souleye Diop, parfois c'est des problèmes de garantie de représentation, mais désormais le problème ne se posera plus. Vous serez libre tout en restant à la disposition de la justice. Et lorsqu'on verra aussi qu'un individu condamné, homme ou femme condamné à un bon comportement, lui mettre aussi le bracelet électronique et lui permettre et faciliter ainsi sa réinsertion sociale. Je parle avec la cœur meurtri. Allahu Akbar. Bon, sama gars yi asalaamaaleykum maa leen di jaar di leen bégee di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen YouTube di leen wax ngeen di abonné ak di like vidéo yi voilà maanaam ki nga xam ne mooy Ismaïla Madior Fall Madior dafa dem uti ay bracelet électrique am indi ko ci réew mi fas yéene koo takkal Pastef ak képp ko ànd ak ñoom ca yooye jamono waaw daal di dem uti ay bracelet électrique am yu bari nag di ko takkalaate rek takkal na ko fi président El Malick Ndiaye takkal na ko fi kii nu mu tuddati damay fàtte tur ba takkal na ko fi daal am na ñu ko fi takkal ñu bari ndeysaan ba ci yenn patriote yi sax jot na leen koo takkal voilà Waly Diouf Bodian laa bëggoon a wax jot na ko koo takkal voilà et léegi nag jamono di dox ba yàlla dogal ñim doon takkal bracelet yi fii ne nii ñuy wax ak yéen ñoom ñoo jiite réew mi ñoo yor pouvoir bi léegi nag moom fi mu toll nii position ba ñee taxawee woon fa la taxawee bii yoon waaye nag li ci rax ci ñuul ci soow mi mooy ñee dañ leen doon tooñ di leen jiiñ ay force occulte force spéciale ay nangam association de malfaiteurs maanaam di leen tabar yooyu daal mais bii moom dafa gën a garaaw parce que moom bi loolu amee li nga xam ne moom mooy bracelet électrique yi nga xam ne moom la indi woon pour tappal ko gaay yi maanaam dossier bi ko yóbbee lii yëpp ci bracelet électrique yooyu la jógee naam dossier bi nga xam ne moom moo ko indil coono yii di yëpp indil ko ay coow ak ay dugg na fii ger nañ ko dugg nañ fii maanaam moom bracelet électrique yi daa wëndeelu ba ne cabax ci biir ay tànkam c'est ngeen fàttaliku fa tabaar fa kàlla jour bi nga xam ne indi na bracelet yi biir assemblée nationale téye ko ndeysaan di expliquer di won sénégalais importance bi nga xam ne moom la bracelet yi am waaw loolu nag wax dëgg yàlla comme yow xam nga importance bi nga xam ne moom la am waaw tey nag dox na ba dugg say tànk yaakaar naan di nga ko gérer parce que xam nga li ci bracelet yaa ko fi indi
mais nag li ma si xaw a jaaxal mooy lan moo tax daal ñu takkal ko wax dëgg yàlla mënoon nañ koo denc tuuti quoi parce que saa moom mi ñi doon jàpp doomu jàmbur yi 2021 ba 2024 di leen tëj ci kaso bi ay 9 mois ki 11 mois te defuñu dara ci ñooñu la bokkoon ndax dama naan Macky Sall ñaawteef yi fi amoon ñi nga xam ne ñoo nekkoon acteur principal yi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon affaire yi Macky Sall la Ismaïla Madior Fall mii Antoine Félix Diome Aïssata Tall Sall ak Marème Faye Sall ñii nii ñoo nekkoon bopp bi ñeneen ñi ci des ñëpp après nag ñoo ci topp ñeneen ñi topp ci mais première classe bi moom première rangée bi ñooñu la voilà yow nag yow mérito sax ñu takkal la bracelet nga dem toog sa kër wax dëgg yàlla yow da nga waroon dem paquetage voilà da nga waroon dem paquetage parce que nag deniers publics lañ lay toppee maanaam da nga laal ci alalu réew mi loo xam ne moomu ko la moo xam dañ la koo joox dañ la koo ger da nga koo sàcc wala da nga koo moxam lu mu ci mënta xaw alalu réew mi la te gis nga président Bassirou Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko dañ ñu war a fexe dimbali ñu ci lenn mooy lii di deniers publics alalu askan bi ñu criminaliser képp koo xamante ne ni da nga koy détourner maanaam loi boobu dañ ko war a dugal gis nga li ñuy def nii di traquer ñi nga xam ne ñoom ñooy jël suñu alal di leen jàpp pour ñu delloo ji alal ji baax na trop quoi mais loolu yëpp bu amee ba pare dafa am leneen lu ko war a accompagner mooy lan maanaam du exemple bi mooy ku jëlati suñu alal daal na nga xam ne lii moo lay xaar wala lii moo lay xaar déedéet àdduna day dox jamono day dox voilà président yi dañuy soppeeku ëllëg yàlla mën na dogal ñu dem ba ay jamono mu doon moo xam 2050 2090 yàlla nañ fi yàlla bàyyi mais en tout cas jamono dina dox ba réew mi tàbbi si yeneen loxo léegi nag du fekkee ñooñu di ñëw xawma kañ la nag yàlla na yeex ndax moom fii ni nii moom ak ñi fi nekk nii xam naa ne mu ngi baax quoi soxlaa guñ yeneen waaye nag àdduna ngi suñu kanam moo tax may wax loolu quoi voilà léegi nag dañu war a fexe am ay loi yoo xam ne président bu ñëw da nga ko fiy fekk mooy lan yow loo dëng say ministre yi ngay àndal di ñëw lu ñu dëng lu ñu mën a sàcc dinañ fi fekk loi boo xam ne kat moo naan képp koo xam ne dénkati nañ la alalu réew mi nga jël ci fukki dërëm jàppal ne loolu dañ ko criminaliser comme nii ñuy sàkkoo naan nañu criminaliser affaire borom ñaari tur yi noonu man personnellement noonu laay sàkkoo tamit ñu criminaliser képp ku jëlati alalu réew mi amul ñu naan ministre la soo delloosee xaaj bi ñu bàyyi laak soo jëlee nga delloosi soo dénoncé sa bopp ak yooyu yëpp am na solo gaa mais man li ma bëgg mooy ñu criminaliser ko rek maanaam képp ku ko defati moom yii day dal sa kaw maanaam loi boo xam dañ koy tëggee noo xam ne képp ku ñu joxati ndombal tànk ministre nga maire nga moo xam loo mënti doon nga jël alalu réew mi wala yow mi nga xam ne sax dénk ñu la benn ndombal tànk waaye bokk nga ci association de malfaiteurs bi nga xam ne maanaam cercle bi nga xam ne ñoom ñoo doon lijjanti ba xaalis bi lew wala ba xaalis bi raw nga bokk ci moo xam nga nekk opérateur économie moo xam nga nekk businessman moo xam nga mënti nekk sax prête-nom loo mënti doon yow sa tur bi ci feeñee ñu enquête ba mu leer ne yow mii ci ñu laal ci alalu réew mi nga bokk dootoo doon chef de quartier ci réew mi maanaam yow définitivement à vie simple citoyen ngay doon ba élection jotee nga dem voté ji après jeex na boo amee say business demal nga business ko yaa xam yaa moom sa bopp mais lu jëm ci réew mi kenn dootu la ci dénk maanaam criminalisation bi dafa war a tar dafa war a saf sap képp ku jëlati alal réew mi waxuma sax ministre parce que dafa yomb wala ñu naan député wala ñu naan maire képp ku ko jëlati même citoyen simple biñ dénkul dara ay enquête di dox ba turam feeñ ci comme niñ koy déggee ci yenn dossiers yi ñu naan tudd nañ ci diw tudd na ci diw enquête yi di enquête affaire yi di dem ba mu leer naññ ne kii ñu ci tudd du ministre du député du DG du dara simple nit la buy dox ci mbedd mi sax waaye lañ koy waxal ne moo ko ci def yoon ne dëgg la
kooka maanaam moom waratul doon dara ci réew mi parce que nag sàcc àllu réew mi dafa war a jeex si réew mi xam naa ne li ma wax nii nag bu ñu dajee nguur gu saay-saay ba mel ne Macky Sall mi fi jógee mën na profité ci genre loi yi may wax nii pour éliminer yenn adversaire politique yi définitivement maanaam mën na la tudd ci loo xamante ne nii sa yoon nekku ci fexe bañ atteindre définitif ñu ne bokkatoo comme Macky ni mu ko doon defee rek di utiliser justice bi pour mën di écarter ay adversaire politique am waaye loolu ba tey du tere affaire bi ñu war ko mën a criminaliser bu jaree criminalisation bi ñu am yuñ ko accompagner mu ànd ak moom ndax ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon am nañu xam-xam boo xam ne bu ñu toogoon autour du table waxtaan saytu ko càmbar mbir mi war nañ mën a indi loi boo xam ne maanaam dina éviter yooyu noonu may wax noonu mën na ko éviter ba pare tamit dinañu dimbali ci ñi ñuy dénk suñu alal ñu koy sàcc ba nga xam ne képp ku fi ñëwati ñu jox la suñu alal nga sàcc ko booba nga xam ne moom bis bu la yoon jàppee bañ àtte la ba bu définitive moom dootoo doon chef de quartier dootoo doon chef de village dootoo doon jëwrinu daayra na leer boo nekkee ci groupe WhatsApp nga nekk yow admin bi xawma dootoo ko nekk maanaam yow dootoo jiite dara boo duggee ci oto doo toog ci kanam ci ginnaaw nga toog damay wax rek c'est que nag man damaa sérieux moo tax wax mën naa wax nii mais après fa may mujjee du baax quoi xool leen lii ma leen di waaja woon nii gis ngeen lii xaaral sax ma daaju ko quoi bàyyi ma daaju ko parce que dafa am surprise bu ma leen indil quoi voilà surprise bi nag neexul daaj surprise bi nag yéen ñi may seetaan yéen laa ko indil gis ngeen lii ay kii yéen xale jigéen yi yéen xam ngeen lii quoi gis ngeen lii yéen ngi koy gis mooy affaire yooyu nga xam ne moom ngeen ni rawee seen greffage yi quoi moom la dama leen si indil nag lu bari voilà léegi nag man maa koy jaay publicité lu ma kenn na leer man maa koy jaay numéro baa ngi noonu appel whatsapp am na Wave voilà képp ku bëgg ci lii mu ngi jar 15 000 francs moom laa koy jaayee soo jëndee bu dee yaa ngi Dakar dinaa la ko livrer man en personne maa lay ñëw ba sa kër livrer la lii man maa la koy indil bu dee hors Dakar la nag dañuy xool nu ñu def ba nga jot si voilà 15 000 francs lay jar numéro baa ngi noonu WhatsApp la am ak Wave amul appel normal WhatsApp la am ak Wave ku message foofu nga wax ma quantité bi nga soxla dinaa la ko indil ba sa kër yow validel rek bu ko defee ma indil ko man maa koy jaay mu ngi noonu indil naa leen beneen tamit boo xam ne voilà mu ngi nii bii tamit yi ma leen indil la ci série ca tabaski bi parce que xam naa ne tabaski bi da ngeen di soxla ay capp-cappal defaroog affaire yooyu noonu moo tax ma indil leen lii gis ngeen ko mu ngi nii yii tamit yaakaar naa xam ngeen ko mooy boo leen defaree seen bopp yi affaire yooyu ngeen koy defee nii voilà mu ngi nii gis nga ànd na ak ay accessoire am gis ngeen ànd na ak ay accessoire voilà gis ngeen affaire yi lay àndal yaakaar naa ne lii yéen ma ko gën a xam quoi yii voilà gis ngeen yii lay àndal quoi mu ngi noonu bii moom mu ngi jar bii voilà bii mu ngi jar 20 000 voilà bii 20 000 la mais livraison yi nag gratuite la man maa la koy indil ba sa kër livrer la ko bu la neexee sax ñu photo xam naa ne du ma star mais yenn saa yi rek ma romb nit mu ne ma kaay ñu photo voilà l'essentiel daal affaire yaa ngi noonu yéen xale jigéen yéen ko moom mais yamuma ci indi naa ay cheveux naturels yoo xamante ne nii am na yoo xam nag affaire bi xaw ma nu mu tudd en tout cas dinaa leen won yi nga xam ne cheveux naturels yi nga xam moom laa am képp koo xamante ne nii tamit bëgg nga si ci tabaski bi boo ma contacter si numéro bii ma leen defal fii man ngay discuter mais nag WhatsApp la quoi damay bañ ko woote appel normal nga jotoo ma nga naa ma woo naa si numéro bi ba sonn jotuma numéro bi du appel normal mais WhatsApp la te WhatsApp bi da ngay vocal parce que su ñëpp bëggee woote ndoo du ma mën a wax ak ñëpp moo tax da ngay vocal nga teg man ma jël sama temps lire ñëpp kenn ku nekk ma xam li nga soxla ma ñëw livrer la ko sa kër maa la koy indil ba sa kër bu dee hors Dakar la dinaa da nga may wax nga nan laa def
ba tegal ko si horaire wala noo def daal ba ma jot si comme Allo Dakar yeeg yooyu voilà mu ngi noonu daal numéro baa ngi noonu maa koy jaay lii sama publicité wu bopp la maa koy jaay damaa bëgg ma wax ko fii mu leer maa koy jaay publicité lu ma kenn sama bopp laay publicité mu ngi nii bii 20 000 lay jar bi ma leen njëkk woon mooy bii 15 000 francs lay jar boo ci jënd rek livraison bi gratuitement la voilà. Je parle nag avec la cœur meurtri. Allahu akbar. képp koo xam ne da nga am jafe-jafe néew kattan moo xam da ngay sëy di gaaw di yegg mbaa sa sàkkar delluwaat giiñ naa ko ci Cheikh Mamadou Lamine Bara borom rëkk day waxtu woo takkee fas gi tàkkali ko néew kattan moo xam loolu ko mën a def nag moo xam da nga feebar moo xam wàllu rab ndax lii mbirum ñaan la loolu lii moom mbirum ñaan la ndax ñaan nag tënkuwut ci ay feebar tënkuwut ci nangam ak nangam ndax sëñ Bara kat mooy borom rëkk day na am mu am ku ne xam ma sëñ Bara ndax ñaareel waaye dal képp koo xam ne am nga jafe-jafe néew kattan waxtu woo takkee fas gi rek takk léegi gis léegi ñaareel ba sax dañuy wax nit ki bu ko takkee dana sawar am cawarte goo xam ne buy sëy ak soxnaam dana soxna sa dana yegg moom ku góor ko tëw a yegg dañuy saatal sax nga tekku nga ngir mën a yegg ndax dafa bëri ay tawfeex ndax kat jàngoro yi néew kattan day jàngoro bu law jàngoro boo xam ne doomu aadama yi mën naa ni sonal na leen trop waaye képp koo xam ne am nga tawfeexu takk fas gi waxtu woo ko takkee rek ci kàttanu yàlla ak dogalam di nga tàqali ko néew kattan